demal yow. mais lii doy na waar de. waaye ni nga ko nar a jàppoo. je souffre énormément fu mu toll nii maa ngi jaaxle lool. may naa ko lépp mais kii ci boppam moo dëgër bopp du dégg. xam nga soxla Rama. te nag instant bi moom j'en ai marre. puusal toogal. puusal. allo Rama. Rama ban say géej. defal nii damay dem may ma toll. bàyyil valise bi sëñ bi. bàyyil valise bi Youssou. waaw Rama. na ma wax lu ko naqari rek laa bëgg dégg fi mu toll ma def ko. bu dee guddee la doon wax man guddeetuma. benn jabar nga signé woon. ma xam moom laa signé. léegi dama la ñaan dara waaye léegi xam ni ñuy def. xam nga ni benn jabar nga signé na ma yóbbu tribunal. waaw chérie dimbali ma tamit non maa ngi dof fu mu toll nii baal ma jéggal ma ngir daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sonné ma toog ma jox la ko. mu ngi kan nii yow. wuy ma non wuy ma. attends. non dafa ndànk. même tuuti. kan may woote ni. kaay leen jubboo SOS Love am nga jaaraama. ndaw ak la mu miin su ko gisul dafay wéet yaa ne sama xol sama mere damay jaaxle kaay ñu juboo sama mere sama xol du neexoo samay noon dinañ ma reetaan sama mere sama xol du neex. asalaamaaleykum suñu mbokk internet dakar92.com ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci suñu émission SOS Love non au divorce ci cas bii di kaawu Youssou ak Anta alhamdulilah jàmm dellu si na SOS Love amati na ndam ci ndimbalu yàlla ci doole Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finalement couple bii di Youssou ak Anta retrouvé wu nañu ba seen réeroo bi ñu amoon deñ na ndax suñu sociologue bii di Mbagnick Rassoul ñu yónni woon fa utiliser na les mots justes kàddu yu rafet kàddu yu yiw kàddu jàmm ba xol yépp dellu siwaat tension yi wàcc. fu ñuy commencer ñu joxe conseil yi pour di éviter ay problèmes souvent ñu ngi commencer ci soxna Anta li ñu lay reprocher mooy sa téléphone borom kër. téléphone kenn du ko fouiller muy sa bu borom kër mooy bu keneen. soo gisee téléphone buy sonné mu nekk sa borom kër bu fa nekkul sax bul yéerndu bul xool suy manipuler téléphone am loo ko jege bul ko may bët pour jéem a xam mot de passe am ndax loolu boo ko xamee ëllëg ci biir sa xel mën na ñaaw nga daal di tourner jéem a fouiller ndax olof nee na koo monteel compteur xam ñaata lay daw du dëgg. li nga xam ne aussi dinañ la ko reprocher mooy boo xulóowee ak sa borom kër di ko jox mu lekk di ko jox ndékki di ko jox añ di ko jox reer comme ni nga ko doon defee avant ndax nu mu métti balaa mu doon dem dina la fa bàyyil dépense. man maa ko doon gedd sax dépense bi mais moom à chaque fois buy dem dafay bàyyi dépense su këram soog a mën a génn aussi te ci kaw table bi la koy teg après mu dem. d'accord del éviter yooyu lu mu métti rek yow ni nga daan présenté wee lekk bi de ko présenté noonu jox ko. après problème bi ngeen jéem ko régler. du noonu d'accord bi ci des aussi mooy bu la tegee loxo ndax guddi la ñuy def pour nit yi di ci waxtaan surtout ay couple ndax dañuy wax ci islam ne sa borom kër bu la tegee loxo nga rejeté ko ba ci fajar bi malaaka yi ñu ngi lay rëbb ñu ngi lay bindal bàkkaar donc loolu danga ko war a éviter te sax Anta nag su la tegee loxo nga bàyyi ko ngeen toog dina indi waxtaan lu ngeen mënti sekkit suba bu ngeen xëyee dina fekk ngeen juboo bu xëyee ne la defaral ma ndékki lii wala nga ne ko chéri loo bëgg ndékkee problème bi jeex fekk waxtaanee ngeen ko ci guddi gi du dëgg loo ci xalaat. waaye li nga wax tamit dëgg la. parce que ñun amuñu lu dul rek suñu jëkkër te dañ ko war a jaamu ba keroog yàlla di def li gën. ci lu ko neex rek ci laa war a dox. waruma dox ci leen loo xamante ni nii neexul suñu borom te nekkul ci lislaam foofu man maa juum. mais dootul amati incha allah. te aussi Anta lu mu métti bul génn sa néeg ndax kilifa du génn néegam dangaa war a fanaan sa néeg problème boo fa am nga lijjanti ko foofu ak sa borom kër ndax boo meree génn dem fanaani ci salon bi wala ci néegu xale yi rafetul
nga xëy suba teel employé kër gi jóg say doom jóg gis la ngay génnee ci salon bi waroon na fanaan sa néeg tout de suite dañuy laajte seen xel day ñaaw ñuy xam ne que problème am na ci kër gi te waruñu ko sentir waruñu ko xam say doom aussi loolu mën na leen a traumatiser ndax entente bi ñu doon gis entre seen parents yi suñu xëyee un bon jour gis benn distance am ci rek après loolu da leen di indil problème da leen di indil complication seen jàng sax mën na ci jouer lu bari donc da ngeen di def attention ba yenn problème yi na des ci seen nekk ndax nekk lañu def pour waxtaanu couple te personnel bi aussi suñuy gis loolu ëllëg ci biir ñu jóge seen kër dem liggéey beneen kër loolu mooy andi bu ñu demee foofu amee li amoon seen kër di nettali wax ji bu génnee seen sëy day nekk ci mbedd bi ñëpp jot ci. dëgg la li nga wax sax mooy dëgg parce que sama yaay dani ma woon boo nekkee sa biir néegu sëy lu la metti bu mu génn sa nekk sa jëkkër ak suñu boroom waruma def loo xamante ni tamit samay doom dañ koy gis di inquiété wu naan papa et maman lan moo xew tu vois loolu yëpp tamit erreur la rek parce que dama mer moo tax mais yooyu yëpp dootul amati. d'ailleurs sax bébé Amadou mi ngi ma fekk ci salle bi ma tëdd mu ne maman pourquoi nga tëdd fii bëgguma moom mu comprendre tu vois parce que loolu rafetul sama image ak sama image jëkkër ma ni ko dama doon seetaan télé ba nelaw ci salle bi moo tax ma tëdd fii parce que ay xale lañ te dañuy màgg aussi te bëgguma ñuy am benn haine ak seen papa parce que doom dafa fort ci xolu yaayam te doom dafay sot lépp lu mënti am ci kër gi su ma sañoon samay doom duñ ci teg seen bët te duñu xam ni mu demee. dëgg la parce que da nga leen di xool nga yaakaar ne ay xale lañu fekk seen xel. voilà sut na seen âge xale day capté xale du fàtte. loo mënti def du ko fàtte. image boobu day ñëwaat. te man mii dund naa loolu. am na image yoo xamante ne nii mi ngi sama bopp tey du dañ. bëgguma sax di ko xalaat parce que boo ko xalaatee mën nga nekk rancune. éviter loolu di dal say doom aussi. il faut nga def très attention. ngay bàyyi xel yu bari parce que sa jëkkër bu génnee nga soupçonné ko ne que mi ngi ngoroyoo ci biti waruloo jël téléphone bi di fouiller bu seet numéro ku muy waxal di ko woo bay jël ak moom rendez-vous dafa am lu bari lu muy wàññi ci yow te ba pare Anta jabar ak gal duñu xuloo. waaye loolu sax dëgg la man maa def erreur aw ma droit jël sama téléphone jëkkër di ko vérifier parce que lu ma ci gis maa ko yóbbee sama bopp. gel boobu aussi bu ma demee dajeex moom lu ma fa def maa ko yóbbee sama bopp parce que maa lijjanti maa gëstu te maa gis tamit loolu yëpp tamit sama xol moo ma tooñ rek moo ma ko yóbbee mais du sama sago su ma sañoon du demee noonu mais jigéen dafa fiir rek suñu xol moo ñu sonal waaye. aussi suñu sociologue bi Manick Rassoul nee nañu bi muy ñëwee daf la fekk nga defar sa valise bay dem bu mu la dalati loolu tamit Anta neytu ko jigéen du fay jekk ci biir këram du fay day toog lu mu métti problème boo am nga affronté ko ndax soo fayee dañuy naan la booy jógee ci kër gi da ngay dem ak kilo waaye boo dellu see libre ngay doon wala gënwaa libre. dëgg la du dëgg. dëgg la éviter di fay. d'accord man sax déjà bi ma jëlee valise bi di dem maa ngi xalaat nan laay génnee ci tali bi di jël taxi di dem sama kër tamit bu ma demee sama kër bu ma yeewoo suñu wàkk la laa leen war a wax ak buñ jàkkaarloo man dina am kersa boo xamante ni du ma mën a siggi pour xool leen. loolu yëpp yaa ngi ko doon xalaat bi ngay dem. loolu yëpp maa ngi koy xalaat mais nag ba tey sama xol moo may poussé. mais alhamdulilah sama xol moo ma tooñ. waaye mais nag yàlla baax na alhamdulilah parce que yàlla def na ci jàmm. vraiment boobu ba léegi wax ba sama grain de sel wala leen danaa la ko xamal dem moom ëpp naa def moom du waxi nit de xanaa boog buy dem da yóbbaale sama ruu gii leen laa koy xamal léegi sax valise sax laay jël yëpp sànni ci biti valise boobu amati ci kër gi amala chéri bu jeex tàkk. waaw bu jeex tàkk dootu ko xalaatati. acca aussi Anta ñu ngi lay remercier parce que malgré erreur yëpp ñoo ngi lay féliciter bu baax parce que am nga grandeur u pardonner sa jëkkër te loolu dafa am solo du ñëpp a ko àttan du ñëpp a am xol boobu ñu tooñ la tooñ bu rëy boobu nga baale ñoo ngi la ci remercier bu baax. bu baax la nag. jëkkër dañ koy jaamu. wuy loolu. ay ba tey. vraiment pourtant topp ma ko ba mu sës de am na yoo xamante ni dama koy jëlale. noonu la sax. waaw parce que dem na seeti gelam bi
ànd ak sëram te yëguma ci dara xaama wala enregistrement bi kii tey kay moom dañuy juboo rek lépp day leer. waaw tey moom bisu juboo la. waaw. wala mu wax li mu defati. dama déglu. kii kan la kii du yam. mais kii nag banaa ko kii nag abandonné naa ko paxe naa ci biiram mais kii mënoon na ma sax suturaal mais kii baaxul na. ngi dégg. non yaa ngi dégg kon nga xam ne man am na yoo xam ne dama koy bàyyi mu sedd. nga def noonu la noonu la. mi ngi noonu. mais mënoon na ma sax suturaal. ni nga def noonu la. mais lii yëpp garaawul sax lii yëpp deuxième la. yow yaay sama papa adoré dara duñu boole maax yow. dara dootuñu boole bu soobee yàlla. yow kese ututuma leneen. namatu barki Seydina Mohamed pare naa ci. la ilaha illallah. loolu neex na. ñu ñëw si Youssou. Youssou ku signé monogamie da nga yem ci sa jabar ndax yaa ko signé fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare te aussi Youssou boo génnee si biti di ngoroloo da ngay perdre sa temps rek kilifa nga dangaa war a yem ci sa jabar képp si moom képp nga mën a yem. xam nga dogguma la si nga ngoro yow boobu ngay wax sax man dama doon naani ataay rek ak doxantu fii xel sama bopp ca la yem. monogamie boobu ngay wax nag. naan état man dama lay état ba état la fu dara newul. kon banaa ko. pour man rek. banaa lépp. dootoo naan attaay feneen. muy loolu. léegi nag dama lay wax ci monogamie gi ngay wax. ma wax ko ci kanamam mu leer ci boppam. benn. wan. uno. gooto. jeex na. chéri dégg nga loolu. dégg naa ko. jeex na loolu nga mën a ko assuré yëpp. waaw. léegi Youssou. ñu lay jox benn conseil. sa nunu war nga ko jàppale mais si sa jabar la war a jaar. dëgg la. saa yoo amee benn soxla dafa war a ñëw si yow bu fekkee si mbirum gardien yi la wala chauffeur yi mën nga ko lijjanti directement mais comme nunu bi la lépp dafa war a jaar si soxna si ba moom su amee benn jafe-jafe wala mu am benn soxla sax mu jaar si moom wax ko waru ñëw si yow directement di la ko wax. waaw loolu moom sax te muy dëgg sax xam nga luy def man sax désormais nunu beeg gardien beeg chauffeur beeg lépp mooy chef man mii sax mooy sama chef. xanaa wax day jeex chéri. neex na. jeex na tàkk. d'ailleurs sax nunu bi woo na ma bi ma woowee di ma baalu ak et tout te man je sais que ni sekkul ak sama jëkkër dara parce que moom sax il est marié am na jëkkër mais dama bëgg rek lu muy defati rek mën naa ko yëg. awma problème boobu te nunu bi aussi amul benn problème franchement musuma koo mere ci lenn c'est la première fois te defe naa dootul am. waaw ñàkk déggoo rek la. Youssou. waaw yow nag Youssou li ñuy wax si yow dafa bëri. ndax boo génnee di ngoro yoo te dalaa warul sax ndax monogame nga. waaye man de du dëgg. mun daal dama fa doon dem naa ni ataaya te loolu yëpp dagg naa ko. dëgg la ngoro yoo moom. waaye tuuti ki def. boo demee sax bay ngoro yoo ci lu la warul. bul fa yàq sa soxna. ndax boo fa yàqee deram day tax kooku du ko respecté. te ma wax la jigéen. bu fekkoon dala war sax danga nekkoon polygame nga dem foofu di ngorowoo boo waxoon lu baax ci sa jabar day tax mu gën laa respecté ndax olof tàmm na di wax sax ku ñeewul sa soxna du dugg ci yow dalay ragal donc boo ñëwoon nga wax lu baax ci sa soxna dina tax ba moom xëy na bu yenn coup yi mu doon def sax entre yow ak sa jabar du ko ci fekk ndax da koy ragale xel mais boo yàkkee deram rek da koy ñeme loolu aussi góor yi di ko moytu bu baax. est-ce que yaa ngi comprendre. donc xam nga foofu. man daal dama jàpp ni min dama jàpp ak sëriñ ak ay fas. xam nga pël yi dañoo doy waar rek. maa ngi di jégalu sax de passage. ak ñaam joodo loolu daal moo ma téye waaye chérie maa ngi jégalu wax dëgg yàlla. jégal naa la. waaw kay jërëjëf. aussi damay bañ ngeen dem. toog bu si yàgg xelam di ci dellu rek xolam di nakari. non loolu jeex na sa accolade boobu wala bisu wala fóon. accolade wala fóon accolade. accolade la d'accord. aussi nga koy moytu. kilifa day moytu. dëgg la ndax sa accolade boobu ñu jël photo. xam nga mën naa dem fu ne. waaw kilifa day moytu di def ay yenn photo yi ci yenn posture yi. ndax ëllëg si biir mën na yàq lu bari. téléphone léegi yi mën na la jëlee fu ne. booy def yenn photo yi nekk ak ay nit bu ñuy photo da nga leen di wax ak ñoom. nga ne leen appareil photo wóorul mën na dem fu ne. xam nga dañu war a bàyyi. milieu public yi. dañ lay photo te doo ko yëg. exposé ko dugal ko fu ne. loolu surtout loolu la. waaye xanaa di gën a moytu rek soxna Rama. ak moytu rek surtout. d'accord incha allah d'accord
donc ñu leen di jaajëfal. jërëjëf Anta balaa ñoo quitté duñu dem te laajuñu la ndax sa oto bi mu la jëndal express auto jot nga si. oto bi pourtant moom laa indi. moom lañ yor nii bu baax rouge bu baax la may nii moo tax ma def rouge bi. waa gis nga. te di ko xeeb naa ko. kay te di ko xeeb loolu la. leen dina ñëw après. waaw gis nga incha nga allah. dem ay yoro laam jël bijou or yi. def naa ko ci Modou Gueye médaillon fii ci Almadies. jël naa fa 6 lam. ñaw moom it offrir naa ko. xam naa suba moom damay dellu ci yoro lam jël fa yeneen 6 lam. yow bijou yoro lam yooyu neex na la. te bijoux yi ma ci gën a neex yooyu bijoux yu bien la yu rafet yu tubaabe te man dama bëgg ngay def yooyu bijoux yu rafet incha allah bu soobee yàlla. waaw loolu moom dina sedd xol bu baax. gis nga. d'accord Anta ñu la doon laaj sa dernier mot noo gisee émission bi SOS Love non au divorce ñu la doon laaj sa impression nga wax ñu ci ak ni nga dundee émission bi. ah metti woon na nag au début metti woon na torop ci man. mais instant moom alhamdulilah lii tamit baax na ci dëkk bi. parce que am na kër yoo xamante ni mi ngi am problème yoo xam ni kenn du ko mën a arranger. parent du ci mën dara. parce que ñun tamit dañoo dëgër bopp. tu vois moo tax yu mel nii rek moo ñu arranger. franchement su ma waxee sax sama xol xam nga rek. parce que damaa kontaan tellement xaw ma sax lu may wax. surtout léegi nii sax nga xam ni. couple yi ñooy dëkk ñoom kese dëkkuñu ak parents ñu leen di xelal. voilà soo leen amee comme genre émission yu mel ne SOS Love nga xam ne su ngeen amee problème ñëw fi baax ñu na fi waxtaanal daal leen en dalal tout leen. cas baax na ci dëkk bi moo ko yor. d'accord amul sax ma dem te ñëw. ñu ngi lay ñaanal bu baax nga amati benn jafe-jafe ak sa borom kër. di ñaan tamit sama mbokku xaritu jigéen ñi rek ku ci am sa sëy bu xaw a def nii rek nga ñëw SOS Love rek. dinañ la toppatoo incha allah. yow nag Youssou xam naa ni di nga sant bu baax SOS Love non au divorce ndax xam naa ni bu du woon ñoom dina métti trop ndax amoon nga ci ay jafe-jafe bu baax pour mën a communiquer ak soxna si grâce à SOS Love problème yëpp résoudre nañ ko yooyu gi soo jubawul woon ak moom nii noonu naroon dundee tabaski bi dina métti de. dina metti lool xam naa dinaa wër restaurant ba tas ndax bésu tabaski benn restaurant di ubbi te man samay mbokk yëpp a ngi ba Tambacounda. waaw lool te ren de laa lay xamal balaa nga xam jigéen am na solo ci kër nga am diw tiir bëgg ku la suppu kànjal di nga taxal kër gi yëpp ak tiir te doo am suppu kànjal. déedéet xanaa maa la wax lii kay. xam nga ni kon war ngaa sant bu baax soxna Anta mi. def naa ko sama chéri koko bi. kon xar bi xam naa toggal na la ko loxo bi saf na sàpp de. loxo bi saf na waaye kaay ma wax li ci gën a am solo. xar baa nooy ne ma laaj ma ndax lan. ndax lan jargar la dundee. déedéet xanaa maa la wax nii. kon am nga xar bu baax. sa dernier mot. man aw ma dernier mot dernier geste la am. waaw.